maanaam tey bu ñu ko waxee est-ce que du réalisateurs yi wala maison de production yi en général ñoom ñooy juum parce que dañuy dem gis la ci internet bi nga doon nit koo xamante ni peut-être am nga popularité ñu jël la ci ñaari fan ñetti fan ñu bëgg a def ci yow benn mental boo xamante ni un mental d'acteur te alors que boo yaa ngi fi nekk boo demee fu ci mel ni ak Arcos bu Pikine boo demee fu ci mel ni Blaise Senghor gaa yaa ngi fa nekk di jàngal booy di leen jàngal chaque jour ñu ngi boo yaa ngi atelier guddeeg bëccëg suba ngoon mais ñu bàyyi fa acteurs yooyu jël koo xamante ni xamul ci cinéma dara ñu bëgg koo former est-ce que du loolu mooy indi des fois yenn coono yi. waaw mooy indi yenn coono yi mais ñoom aussi ça les arrange parce que bu ñu jëlee ki nga xamante ne dañ ko former kooku normalement dina am ku ko encadrer wala moom ci boppam il va connaître le milieu mais bu ñu jëlee koo xamante ne am na code de popularité déjà commencé na def yenn yi ci YouTube ak affaire yooyu ñoom base lay doon pour ñu mën a lekk d'abord ci kooku xaalis mën koo manier ni ñu bëggee ñoom ñoo koy def loolu li ñu bëgg kooku da ciy topp parce que buzz la doon wut te am na tey opportunité wu am buzz tant que nag loolu bàyyiwuñ ko ñoom producteurs yi benn réalité moo leen di rëcc mooy seeni production du durer dans le temps ça ne durera jamais day nekk loo xamante ne takk-takku mbopp lay def rek tey da ngay gis benn série déclenchée ñi ñu fay jël ay top modèle la nangam ak nangam former leen d'abord pendant ne serait-ce que 6 mois jox leen li ci war ñu liggéey mais sinon dinañ leen suivre pendant un temps boobu jàll beneen ñëw ñu topp boobu jàll beneen ñëw ñu topp boobu tey bu ñu la laajee série yi jaar Sénégal yëpp doo ko fàttaliku mais tey bu ñu la nee série bu mel ni Idole par exemple di nga ko fàttaliku C'est la vie di nga ko fàttaliku Sakho et Mangane di nga ko fàttaliku ak yeneen ak yeneen ak yeneen parce que on a pris des pros même bu ñu leen di mélanger ak ñeneen pro yooyu noonu dañuy mën a xëcc ñële vers le haut donc formation bi tant que ñoom producteurs yi concentré wuñu ci gars yi nga xamante ne ñoom lañ formé ba pare durabilité duñ ko am donc dañuy juum ci tey damay gagné dërëm alors que mënoon naa gagné fukki dërëm bu fekkonte ne dama jaar ci yoon ñoom foofu la ñuy juumee te loolu c'est trop grave c'est trop grave il faut que ñoom ñu conscient ci li ñuy def cinéma ak société sénégalaise du xaalis kese te ñoom xaalis lañ jiital waaw. xaalis la ñu jiital mais tey maison de production yi fi nekk bari trop y a trop d'acteurs yoo xamante ni ñii formé nañ leen ñii defuñu formation tey boo doon ñaax wala ngay wax maison de production yi tey lan lay doon parce que Ndiaga doonoo koo xamante ni da nga xëy rek nekk ci mbir yi parce que def nga tund wundu def nga C'est la vie def nga Sakho et Mangane yi nag yeneen ak yeneen ak yeneen def nga ko ak yi nga xamante ni def nga ko mu jël ay prix tey maison de production yi lan nga leen di ñaax. man li ma leen di conseiller mooy lenn. nañu fàtte tuuti xaalisu tay bi ñu investir ci formation dégguma li nga wax de. nañu fàtte tuuti xaalisu tay bi te ñu investir ci formation wut ay coach d'acteur par rapport à chaque production te concentré wu jox primeur acteurs yi nga xamante ne formé nañ leen bu ñu amul profil bi foofu ñu dog di wuti ci biti buñ ko wutee ci biti nit formé leen kooku ba mu mën a def li war te en plus de ça ñoom ci seen bopp nañu bàyyi tout le temps di def focus ci yenn projet yi nga xamante ne genre projet pour buzz la quoi on en a plus besoin loolu sonn nañ ci novelas yeeg ñoom seen sonn nañ ci en fait il faut ñu génne réalité dëkk bi te pour que ñu génne ko il faut ñu dem seeti scénaristes yi nga xamante ne ñoo tax ñu naan scénariste les gens qui connaissent la population sénégalaise les gens qui savent bien raconter des histoires wut réal yoo xamante ne tax na ñu naan réal bu fekkente ne damay liggéey ak benn réalisateur te taxawagul wala boog lii ak lii ak lii bon cadrage sax taxawu ci noonu ma fayal la nga jàngi wala ma boole la koo xamante ne mën na la jàngal ñu jël norme internationale bi teg ba pare dugal si suñuy mbiri bopp man conseil boobu laa leen jox nañu miser ci formation miser ci ñi nga xamante ne formé nañ leen d'abord doog di leen mën a mélanger ak ñeneen ñooñu formé ñi ñu doog di dem ci projet. lan mooy waral des fois ñu gis série bu am saison 1 ñu dem ba ci biir saison 2 bi day am problème. toog benn laps de temps scénariste bi bind saison 1 bi ak ki bind saison 2 bi ak saison 3 bi des fois du ñu bokk quoi maanaam dañuy am problème à chaque instant ci écriture. loolu lu ci bëri bon ci li ma ci xam lu ci bëri ci li koy indi mooy producteur bi ak scénariste bi déggoowuñu producteur bi am na lu mu bëgg scénariste bi moom leneen la bëgg des fois aussi problème mu xaalis lay doon parce que gars yi da ngay liggéey ak ñoom. ñu war la fay après naan la bon c'est-à-dire jàppal bàyyil te loolu du lu ngeen déggoo woon à la base ñenn ñi aussi da ngay tàmbalee liggéey ak ñoom vous avez discuté artistiquement am na benn orientation bu ngeen jël ba pare ñu dem ba ci biir gis ne bon telle chose peut faire le buzz donc bàyyil man ñu dindi côté artistique bii nii dugal côté buzz bi aspect sensationnel bi te loolu daf ñuy tardeel scénariste bu ci am fulla mais da ngay génn
da ngay génn parce que kii xaalis la bëgg te yow artistique bi ngay miser yow mais da ngay génn ñenn ñi tamit dañuy dem signer ak partenaires yoo xamante ne li leen partenaires yi di réclamer ñoom xam nañ ne ala kullo al dinañ ko def nii mais après duñ ko mën a yeggali partenaire bu dawee dootoo amati xaalis nooy def pour tourner sa deuxième saison loolu mooy problème bi la yoo xamante ni day am ci biir. day am ci biir ak yeneen parce que yenn producteurs yi moom franchement pour man mataguñu ay producteurs juste aspect business la ñu comprendre te cinéma boo bëggee nekk producteur aspect business bi di nga ko comprendre mais artistique bi moo la war a jiital d'abord parce que c'est l'artistique qui amène le business scénariste yi aussi nañu xam benn affaire mënuma di bind lu yemamaay bëgg di fayeeku lu ngande c'est pas possible scénariste mënoo nekk scénariste ba pare ne da nga bëgg a am ay 4 5 6 métiers à la fois c'est pas possible créer histoire xam réew mi la donc temps bi ngay jël di wër di xool di kii di gëstu histoire yi nan lay demee ak di ko bind Fall ça ne te permet pas de faire énormément de choses en même temps après nag bu ñu ñëwee ci xëccoo bi toujours aspect financier pourquoi cinéma mën na jur xaalis mais ñun ñëpp nañ déggoo ba pare. mais xale yi nga xamante ni xale yu jigéen ñi même góor ñi sax des fois dañ koy subir mais jigéen ñoo ci ëpp des fois dañuy maison de production daf leen di woo pour ñu war a bokk ci benn série des fois réalisateur bi wala ñi nga xamante ni ñooy acteurs yi ci dañ leen di proposer ay promo canapé genre yu mel noonu moo tax xale yu ci bari toog nañ seen kër yi parce que li ñu doon dégg ci mbile bi démb ak bërki démb du loolu lañ ciy gis tey. non loolu am na ci te yàgg na ci te defe naa ne instant bi dafa amaat beneen recrudescence boo xamante ne gën na yokk du ma ne diw mu ngi koy def wala diw defu ko sama yoon nekkul ci loolu sama discours lenn la musa doon nit ki yaa xam li nga bëgg ak li ngay bañ am na yoo xamante ne buñ la ko proposé ba ko ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy proposé nit ñi ay promo canapé ñoom seen sang yaaram ñooñu nañ ñu sori te nañ xam ne seeni mbir yàggatul daf fiy juge parce que loolu amul ci cinéma te xaju ci promo canapé xaju ci nit da ngay gore ci li nga mën ak ci li ngay def naxaate boobu noonu ñoom bu fekkoonte ne la plupart du temps c'est même pas le producteur en tant que tel ou le réalisateur en tant que tel qui fait ça hein. C'est des gens yoo xamante ne ci biir projet bi buñ la ne mënal naa la nangam dañuy wax lu leen neex amuñ ci doole noonu nit mën na taxaw ci projet boobu noonu daan ne bon diw naa ko dàqlu parce que moom ni muy doxalee neexuma te amul sens jëlal nit ki parce que mérité na ko mais bul ko chantage pour mën ko jël doomu aadama lañ ay doomi jàmbur lañu bu fekkente ne bëgg nga soxna si mais waxtaanal ak moom boo ko mënee takk nga takk ko mais yenn dérives yi c'est parce que dañu perdre suñu humanité ñooñu nag man sama wax du bëri ak ñoom lenn rek laay wax nañuy nekk ci fu ma dul nekk di doxee wet gu ma dul doxee man ndax saa su ne bu ñuy daje man dinaa leen di yoole te dinaa dal seen kaw bëgguma lool ci cinéma te bëgguma ko ci gis te du man kese je suis pas le seul dans ça bëgguñu ko gis yàq doomu aadama taxuñu jug promo canapé bi c'est trop xale yi tamit surtout xale yi jigéen ñi en fait yow bu ñu la woowee ne la dañ la bëgg a jël ci nangam am na lu tax ñu bëgg la jël ñaar la li nga war a def ak li nga warta def bu dee yaa ko war a def dinañ la jël nga def bu fekkente ne waroo ko def duñ la jël joxe sa bopp pour ñu mën la jël loolu yow ak prostituées yi taxaw ci mbedd mi yéen a yem bëgg buzz na ma nit ñi gis affaire yooyu ba tax dinaa joxe sama bopp ci nangam pour am ci xaalis ak nangam sangam xaalis boobu ban njëriñ la lay ama yowmal xiyaam am na ci kaw suuf fii nii woy bu rafet am na fi woy bu ñaaw am na nañ koy sóoraale cinéma jaru ko bëgg a fës jaru ko ñii nañu bañ ñii bu ñu munta bàyyi li leen di bàyyiloo mu ngi ci seen kanam Baye Fall bi dafay am mbégte ak kontaante di toog ak moom parce que dafa lay wax loo xamante ni njëriñ nga ciy jàngale mais li ñuy question bi nga xamante ni moom la ñuy tëjee jëf ju ñaaw ji nga xamante ni moom la ñuy gis ci Sénégal réseaux sociaux yi lu neex waay def lu neex waay wax saagante bi yàqante bi wili pande doomu aadama bi yéen en tant que des porteurs de voix des acteurs culturels yu nga xamante ni Sénégalais yi dañ leen di bàyyi xel ci seen doxin ci seen waxin ak ci ñi ngeen di jëfee tey ban message ngay lancé. man message bi ma mën a lancé Sénégalais yi mooy nañu delloosiwaat seen xel gis nga wax neex na toog fi nga toog. wax yuuxu saaga non nangam man diw nangam neex na trop te yomb na trop mais nañ xalaat suñu doom yi ñëw ëllëg ak si biir ban image la ñuy am ci ñun
nañu xalaat suñu mag ñi nga xamante ne jaar nañ fi ñenn ñi ay chrétiens lañ ñenn ñi ay musulmans lañ ñenn ñi lii ñenn ñi la waxuma ci loolu mais nañ leen xool ñoom est-ce que ñoom noonu la ñu doxalee ak ñun est-ce que suñuy baay ak suñuy ndey nii la ñu doxalee ak ñun ñun suñu goree nañ ko jëlaat tegaat ko ci suñu kanam doxewaat ko bàyyi yenn yi ñaawteef yooyu noonu mala yi sax defatuñ ko fal ñun dem nañ ba jamono ji li ñuy def mala defatu ko kon nañu xoolaat bu baax ñu jéem a roy ci mala yi sax bàyyi yenn yi xar yuy mbëkkante gisatuñ ko presque mbaam yuy xeex gisatuñ ko ñun ñu topp fu ñu toll waxante ju ñaaw jiiñante nangam sangam nit ku ci nekk bu xamee ëy bu moroomam génne ko teg ci table ji te pourtant kooku bi mu koy def wala nangam wala sangam wut na sutura yàlla bu fekkonte ne muri na mbalaanu kiiraay yi mu ñu muur sutura si mu dindi teg ne mais fal kenn ci ñun du dox mais ñu ngi def loo xamante ne tey bugguñu ko ñu ko xamal wala bugguñu ko ñu ko wax ba pare ñuy waxal keneen ñenn ñi tamit dañuy fier ci seen i ñaawteef nañ xoolaat seen bopp. tey 5 acteurs yoo xamante ne ñu ngi Sénégal nga am ci ñoom yaakaar et que ni liggéey bu ñuy def teg nañ ko ci yoon. damay tàmbali ci yow ndax nga teg ci Xaadim Rasul Jong waaw teg ci Émile teg ci Ibrahima teg ci Cheikh Abdou teg ci Mëgay mais faaw may lim di dem Malcom doon acteur boo xamante ni Sénégalais yëpp dañ ko nangul tey yow lan nga mën a wax ci moom ak tudd nga sànq suñu doyen Ibrahima Mbaye. waaw xam nga Malcom kaawam dafa xaw a particulier parce que li ma ko daan wax démb ak bërki démb dinaa ko wax fii ñëpp dégg ko Malcom dafa am don boo xamante ne ak tolluwaay boo xamante ne ci cinéma faw moom chaque fois muy gën di job parce que dafa am loo xamante ne nekkul ci ñeneen ñi te mu ngi ci moom Malcom déjà il est pétri de talent Malcom ànd na ngëm Malcom lu muy def day ànd ak ñaari domaines yi nga xamante ne moom moo régir cinéma ak bépp forme artistique muy zahir ak baatin loolu boo ko amee li la dese pour nga complet du bari li tax nag man à chaque fois du ma bëgg ne ko Malcom mën nga mooy dama bëgg à chaque fois moom muy gën di góorgóorlu di gën di dem parce que ñun comme tey ay Ibrahima Mbaye ci ay bon keneen ak keneen ñoo xamante ne gëm nañ leen xam ne ñii dañoo aay ñoom dañu war a romb te Malcom moo ci war a jiitu Roger Sala mu ngi def yoonam Babacar du ma ko wax parce que def na yoonam ba pare moom ci benn loo bi la bokk du ma ko wax mais Roger mu ngi def yoonam yéen tamit yéen a ngi def seen yoon da ngeen ñu war a raw mais Malcom base bi mu am moo ñu war a njëkk a romb moo tax tout le temps dama koy sànni xeer mais nit koo xamante ne dama ko estimer ci côté yëpp la parce que dafa taxaw mais comme yow mii ay Rasoul ak ay Mëgay ak ay Cheikh Abdou ak Émile ak ñoom seen ay Roger nañ dox ba ci kanam rek Sénégal dinañ gis àdduna dinañ gis waaw. en tout cas ça fait plaisir ma toog ak moom mi nga xamante ni moo di Ndiaga Mbow doon sama professeur parce que bi may def formation Kino Teranga bokkoon na ci ñi nga xamante ni ñoo ma formé ak ku ci mel ni Matar Diouf ak ñeneen ñoo nuru Sarr bu ma limee damay juum donc rendez-vous très prochainement parce que man damay dox ci lépp loo xamante ni day yee askan wi damay dox ci lépp loo xamante ni day jàngale waaye dañuy dox ci loo xamante ni nag buzz la parce que gis neen saaga yi ñi di saaga amul problème mais bu leen fàttali ñaari mbir moo am Sénégal y a des journalistes y a des animateurs nous sommes des animateurs des présentateurs les journalistes aussi tamit seen liggéey la ñuy def ñun dañuy dox ci lépp loo xamante ni buzz la waaye dañuy jàngale parfois Abdou Saliou Sey taalibi Serigne Saliou bi Ndiaga Mbow taalibi Mame Cheikh Ibrahima Fall bi one love